kon fa tabarakallahu mu mel ni loolu defe naa ne képp ku ànd ak sa xel képp koo xam ne mi ngi lay déglu yow Makhtar Sarr te mu ànd ak xelam war na interroger wu ci loolu kooku maa ngi koy bàyyal ñi nga xam ne ñoo ngi koy suivre moom waaw ñi nga xam ni xëy na xamuñu xëy na dégg nañ ko muy wax xamuñu ñu di ko déglu nañu bàyyil naa leen loolu waaw ñu réfléchir ci waaw pourquoi Ndar nekk dëkk boo xam ni ku wëliyu bu yàlla bind ci réew mi teg nga fa sa tànk te jéggi na wëliyu yi nekk ci réew mi wëliyu bu yàlla mës a am ësal ba ëbët tiim nga géeju Ndar ñu réfléchir ci loolu waaw ñu réfléchir ci loolu beneen bi mooy dafa mel na yàlla du dañ saa bu yónnee missionnaire togg ko la mu koy togg ci mission mu toll itam ci dayoog leer foo xam ni kenn du ko mën a tudd ndax kawe yàlla du noppi itam di ko booleeg ñoo xam ni yegg nañ ci dayogu lëndëm fu ñu toll nga xam ni lu mu woote moom ci missionnaire boobu ci wàllu lumière kooku dana jóg woote lu ñu toll ci wàllu leer ngir jéem ko galgal waaw loolu yàgg na loolu ma nga tàmbale ca yonent bu fi yàlla mës a yónni dénk la mission ngay dox sa mission dana am ñu taxaw ñoo xam ni yegg nañ ci dayogu lëndëm fu kenn mënu la tudd ngir jéem a indi ay obstacle ci seen dox te nag du ñu mën a indi obstacle duñ leen mën freiner abadan ndax du tax ñu dox seen mission abadan yonent bu fi jaar rek jëmm yu mel noonu toppandal la ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon naa ko sànq ci Abu Jahlin ak ci Abu Lahab waaye noonu la mel itam ci ba Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif feeñee ca Faas lu mu fa gisul ca Faas amul ndax boobu fekk na Faas la mu ëmb ci ñu ñuy wax ay borom xam-xam lañu nga xam ni waa ahlu zahir lañu kenn xamul na mu toll ba loo fa yëkkati yow ci wàllu xam-xam ci wàllu xaqiiqa dana am lu toll junni nit yoo xam ni kenn ku ne yor nga téere mën ñëw ubbi téereem di ko jéem a contre di ko jéem a weddi ca Faas am na ci koo xam ni dafa jógee dëkkam ba mu dëkk def ni Makhtar Sarr def jógee dëkkam ñëw ni day fekk si Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane ca Faas te boobu li nekkoon ci xolam mooy mu diingat ko mooy mu ñëw diingat ko ndax wilaaye bi ñu koy bàkkee yoru wilaaye boobu mu ñëw ca Faas waaye mu ñëw ca jàkk ja nga xam ni fa la Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane nekk waaye nag comme nga xàmmeewul Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane mu ñëw rek toog waaye ndeke góor gi mu dendal sol benn manteau mi ngi dend ak benn góor mi ngi sol benn manteau waaye mu jékki-jékki catu manteau bi laal ko waaye ba ko catu manteau bi laalee waa ji nee na lépp loo xam ne aalam la bu yàlla bind rek juutal nañ ko foofu bépp aalam boo xam ne yàlla bind na ko juutal nañ ko ba mu gis aalam boobu ñu delloo soxal ko si biir jàkka ji waa ji nag xamatul ci la mu nekk fekk waxtu julli la woon même ba imaam ba di julli xamul waa ji xamul nu muy jullee ndax dafa jommi xamatul imaam ba dafa sëlmal rek mu tourné yuuxu mu ne kii ma dendal kan la ñu ne ko waaw kii mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani rek mu sukkee fa mu toogoon lu sukkee tàllal ay loxoom ak ay jooyam ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif di ko jéggalu ni leen nag bépp aalam boo xam ne yàlla am na ko rek juutal na ma fu ma gis man maa juum sama juum lu ne ma wax ko waaye boobu fekk na Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane bëggoon la ko dimbali ndax waliyu yàlla bu la bëggee dimbali da lay ubbi lumière am su la ubbilee lumière am mu dimbali la ndax doo ca jógee ti mukk di ko dingat waaye buñ la bëggee alak fa lan lay bàyyi nag bàyyi la ngay wax ngay alku di alku ba dugg bàmmeel dem safara te mag ñi mi fi am itam ci réew mi mais dund na lu ni toll maam Cheikh Oumar Fouti dund na lu ni toll ci ñoo xam ni benn itti rek la ñu amoon mooy di ko dingat lépp lu mu woote woo ñu contre ko di ko weddi
ba Maodo ñëwee gis nañ ko kooku defe naa ne histoire récente la ba mu ñëwee sa Tiwaawan fekkoon dafa ay sëriñu làmb yoo xam ne ñoom it seen mission moo doon lépp lu Maodo taxaw wax ñu génn weddi loolu ba ci benn tabaski boo xam ni Maodo julli na ko ñoom ñu sosaat ñoom it seen julli dañu mujj jël seen ay ndënd di wër Tiwaawan wax ni képp ku julli ci ginnaaw Maodo amoo julli amoo tabaski yàpp rek nga am waroon seen ay ndënd di ko tëdd di def comme ni Makhtar Sarr def moo tax moom Makhtar Sarr askan bi mu jàpp ni fa la bokk fa askan bi mu jàpp ni fa la bokk fa waaw ñi mu yaakaar ni ñoo ko juruñu ko juruñu ko moom ni ngi bokk ci askanu Iblis parce que ñaar rek moo fi am da ngay nekk ci askanu leer wala nga nekk ci askanu lëndëm te képp ku nekk ci askanu lëndëm ak foo mënti juddoo ak foo mënti nekk Iblis la jur Iblis la jur te askan boobu lim ci ñoom Abu Jalil lim ci ñoom Abu Lahab lim ci ña nga xam ne ñoo nga doon contre Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ca Fass lim ci ña nga xam ne ñoo doon contre maam Cheikh Omarou Foutiyou lim ci ña nga xam ne ñoo doon contre Maodo ca Tivaouane lim ci ñi doon contre Serigne Babacar Sy te kooku itam defe naa ni c'est plus récent encore c'est plus récent ndax ba muy toog ci xilaafa gi en 1922 37 ans la am 37 ans mais lu mu déggul amul moo du wax bu nekk nit sos na ko jëmale ko ci Serigne Babacar Sy ngir contre ko ndax rek dañoo yeggoon ci dayugul lëndëm dañoo bokk ci kuréelu Iblis ñooñu ci askanu Iblis la ñu bokk ak fu ñu mënti juddoo Iblis leen jur ak génération bu ñu mënti bokk Iblis leen jur te boo leen xoolee il opère de la même façon soo leen xoolee ñoom ñëpp il opère de la même façon gis nga Abu Jalil fu yonent bi mësaan dem su yonent bi demee woote ba noppi dem moom mu jaaraat fi yonent bi jaaroon mais c'est la même chose la Makhtar Sarr di def c'est la même chose ñu doon topp Maodo ci Tiwaawan noonu lañ doon def ñoom ñëpp il opère de la même façon ka rayoon gileemu yonent yàlla Saalix ba itam noonu la meloon fu yonent yàlla Saalix waxee mu génn weddi lu ñu mel ba pare dëggal lu ko ëpp kon nag ci askan boobu la bokk moom Makhtar Sarr moo tax nga dégg ko moom la waxal boppam nee na fépp foo xam ne dañ fa dem ci àdduna dan ko fa topp mais ko koy leeral na boppam et puis fi tariqa Seydi Ahmed Tijani toll ñëpp xam na ni tey fi àddina toll ak lii ruux yi soxla ndax axiru zaman pour nit ñi nga xam ne ñu ngi koy suivre man su may wax nit ñi koy suivre laa bëgg a dimbali ndax bëri ni ci ñoo xam ni xamuñu tariqa bi bëri ñi ñoo xam ni xamuñu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif bëri ñi ci ñoo xam ni xamuñu mag ñi bëri na ci ñoo xam ni xamuñu li tariqa Seydi Ahmed Tijani ëmb dëgg-dëgg ñaata taalibi Tijani ngay gis di waxtaan ak ñoom ci ngëneelu tariqa bi mais mënuñu la wax dëgg-dëgg sax taalibi Seydi Ahmed Tijani bii dox yan ngëneel la yàlla def ci moom mënu la wax yan ngëneel ñoo nekk ci salaatul fatiha nga xam ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif dëxëñ na ci tariqatul xaqi di tariqa tijaan bi ñuy wax ay trésor yoo xam ni bu ci waa barzaq mënoon na jot kon suuf du ko jot ay trésor yoo xam ne tey bu ko waa xay ba mënoon na nangu yor exclusivité bi kon suuf dootu ko gàddu ñu ay trésor yoo xam ne bi ci gën a tuuti ci trésor yooyu bu kuréelu nit ñiy dund ci shahada yëpp dajaloo woon ak seen doole ngir jéem a natt dayoo trésor boobu lee duñ ko mën a jeexal suñu jëloon jamaadaat yeeg xayawaan yi dolli leen ci kuréelu nit ñi ñu jël jinne yi ak dañu toll dolli leen ci kuréelu nit ñi ñu jël malaaka yi ak nañu toll dolli leen ci kuréelu nit ñi ñu dimbalante ci seen biir ci wàllu leer bi leen yàlla jox ngir ñu mën natt dayoo trésor yu nekk ci tariqatul xaqi duñ ko mën a jeexal abadan li yàlla dëxëñ ci biir salaatul fatiha nga xam ni looloo tax mag ñi ñu am kenn ku ci nekk jël sa kurus jox ko Mawla Cheikh Ahmed Tijani te kenn ku ci nekk mënoon nga jiite àdduna te kenn ku nekk mënoon nga sanc sa tariqa jiite àdduna ndax am nga wilaaya bi mais kenn ku nekk da nga jël sa kurus dénk Mawla Cheikh Ahmed Tijani
ngir xam li tariqa bi représenté. léegi nag ñu toll ci aaxiru zamaan nga xam ni njaboot gi lu nekk ñoo ngi leen koy dégtal ci lëndëm, lu nekk ñoo ngi leen koy dégtal ci lëndëm di lëndëmal seen roox, te yàlla jox leen loo xam ni dayoog leer la àdduna, dayoog leer la barzaq, dayoog leer la xayba, dayoog leer la yawmal qiyaam. yàlla dénk leen ko, yow ngay jàngale nga ne da ngay jàngale, nga war leen jàngal réalité yu mel noonu, ñu gën a mën xam seen tariqa mooy lan, ñu xam kan mooy Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani, xam li tariqa bi ëmb, xam réalité yi ci nekk. ay nga dem def sa émission nga dem tuddee ko aaxiru zaman, te ndeke yow miy def émission bi aaxiru zaman yow yaay dayoog mandarga aaxiru zaman, yow Makhtar Sarr yow yaay dayoog mandarga aaxiru zaman, ndax li yonent bi alayhi salaatu wasalaam feeñu la lépp ci jëmm yi feeñ ci aaxiru zaman, te ñu toll ci dayoog lëndëm ak ci dayoog mbon, yow yaay seen symbole. yow yaay seen symbole. ndax bu la jaralee nga dem ba màkk ak ni moment bi sacré, ak ni moment ak sacré, nga xam ni moment de dévotion la, nga xam ni moment de méditation la, yow amoon loo fay xalaat, lu def fa benn émission di sos di wax nit ki lu ñaaw te la ngay wax dara du ci dëgg. mais yow loolu doy na, yow ñi lay déglu sax war nañu yëg ni yow iblis la jur. yow ñiy toog dina déglu sax war nañu yëg ni bu ñu amee tuuti yàqin ci ñoom, bu dee am na tuuti lumière bu nekk ci ñoom, war nañu yëg ni yow ci njabootu iblis ga bokk. te waxal nga ko sa bopp, nee nga di nga ko topp moom Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh fépp fu mu dem ci àddina nga topp ko. lu mu wax nga wax safaan ba. mais kon ñaanal yàlla dund ba 2075. ndax moom nëbbul boppam. te ñi lay déglu laa bëgg dimbali, parce que Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh mi ngay ŋàññe nëbbul boppam. te wolof dafay wax ni ku ñu xam foo jëm doo fa yegg. moom nag nëbbul boppam àdduna, nëbbul boppam sëriñ ci fi ne, nëbbul boppam ñu ngi fiy wax kilifa, nëbbul boppam ñi fi yor lasraar, nëbbul boppam kenn ku fi am benn cër, ñëw ni mi ngi doxal mission Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ba 2075. kon yow na nga fexe ba dëggal sa bopp, di da nga ko wax ci kanamu ña ngay seetaan ni yow sa mission mooy fu mu dem ci àddina nga topp ko, lu mu wax nga wax le contraire. kon na nga dëggal sa bopp yow dund ba 2075. na nga dëggal sa bopp yow dund ba 2075 di ko topp, ndax ba 2075 li muy doxal mi ngi koy doxal ci mbindeef mënu ci dara. ñu la ëpp marta ba fuuf, ña ñu defar li Serigne Babacar Sy waxoon waaja, ndax waaja dafa ñëwoon ni dafay yàq tariqa Seydi Ahmad Tijani ca jamono Serigne Babacar Sy. mu bàyyi ba ñu lal malaanu wasifa ba, mu ni léegi damay bàyyi ba ñu lal malaanu wasifa ba ma jóg ak si bay dal la dox ci kaw malaan bi yàq seen wasifa. ñu ni ko déet waay sëñ bi bu ci dugg waay bul def loolu, xamal li ngay def. mu ni bàyyi leen ma parce que tariqa bi dinaa ko yàq. ñu wax di waay kaw jëm suuf, waa ji ne day dem. ñu ne ko demal. waa ji bàyyi ba ma ngi lal seen wasifa, seen malaanu wasifa di wasifa, mu dox jëm ca malaan ba, waaye balaa muy yegg di séq tànkam di yegg ca malaan ba leen ko fëgg mbéj moo xam ni ba mu jógee ca mbéj ba kii la kaala la dëkkee woon. kii la kaala waa ji dof complètement. fu ne ñu yóbbu ko fa, ay mbokkam yóbbu ko fa ne ci àdduna, ba ñu demee ba sonn lan ni waay nan ko delloo ci Serigne Babacar Sy mu dimbali ñu, ndax xam na ni moo tooñ, waaye lii moom amul ci benn solution ñu nañu dem. ban ko indee ba ci Serigne Babacar Sy. Serigne Babacar Sy bokk na ci lam ko wax, dafa ni ko loo xam ne mag mu ñu defar sax mënu ci dara, astu maag ndaw lu aw. astu maag ko xamul dara, mag mu ñu defar. dafa ni mag mu ñuy defar mënu ci dara. gën yaakaar ne nag yéen ñiy déglu Makhtar Sarr, gën yaakaar ne jëmm dañ fi feeñ fii ci Ndar en 1983, bien des années après ba Mawlaaya Cheikh Oumarul Fouti làqu.
bien des années ba Maodo làqoo bien des années ba Cheikh Al Khalifa làqoo nga mën ñëw woote ni yaay xalifa Seydi Ahmad Tijani fii nuuril azam ci kaw suuf soo xam ni mag ñi dañoo ñàkk suuf soosu ak seen martaba ak seen wilaya mais waxatuma sax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif mais ñamu am nga xam ne Serigne Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dafa wax ni mag ñi ñu am ci réew mi waxuma la ñu bloqué réew mi mais mën nañu bloqué univers ba noppi dellu waxaat arab ba ni ko yéen ñu gënoon magi démb ñu gën leen magi tey waaw léegi suuf soosu nga xam ne mag ñooñu ñoo fa dëkk ci réew mi nga xam ne réewu xutbu la nga xam ne seen martaba ak seen wilaya ma ngay bàggante waaw nit mën na fi jóge woote ci kaw suuf soosu lii mu woote moom Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh te ba mu amee 14 ans ba fii muy amee 36 ans mais interroger leen seen xel tuuti nit doo bàyyi sa bopp rek di ko dénk nit koo xam ne nitu lëndëm la nit koo xam ne amul benn leer parce que moom Makhtar Sarr soo ko xoolee sax même ni muy waxee boo ko xoolee sax muy wax di biiñ mel ni ñu ma bëgg la tudd da nga yëg ni rek kii sore na dëgg nitu leer yi daf leen sore moom ni mu sore nitu leer yi sax maari day taali boo xoolee na muy waxee sax ak ñàkk teggin ak yarwa di ko gu muy waxee sax da ngay xam ni kii sax sore na waxuma sax leer waaye dafa sore sax tegginu mag ñi moom Makhtar Sarr dafa sax sore tegginu mag ñi waaw dafa sax sore tegginu mag ñi waaw ndax mag ñi buñ ko doon jëflanteeg nit sax ci jamono mag ñi dañ doon jëflanteeg moom ci élégance ak ci sagesse noonu la mag ñi doon jëfandikoo ndax itam li yëngal mag ñi yombul li leen yëngal yombul ndax kii toog ci sa dëgg te muy dëggu yàlla nga toog ci mais lu nekkul ci dëgg nekk ci dayu lëndëm mënu laa yëngal te ñun yëngaloo ñu lu toll tarfatal ay ni ñun bu ñuy yëkkati kàddu ñi lay suivre te xamuñu ndax réew mi fi mu toll ñiy dund ci dayu réeree tariqa Seydi Ahmad Tijani waxoon naa ko sànq ni ñu réeree tariqa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif réeree ñi Mawlaay Seydi Ahmad Tijani am dafa doy waar sax ni ñu leen réeree dafa kéemtaane ah malheureusement dañuy daje ci télé bi bu ñu ubbee ci télé bi wala ñu ubbi YouTube bi gis fa jëmm yu mel ni yow Makhtar Sarr nga xam ne yow ci askanu Iblis nga bokk ñuy wax naan day défendre yow looy défendre ah da ngay défendre léegi Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh mag mu nekk jàngale na sa réalité def ci waxtaan jàngale na ci maam Umarul Fuutiyu léegi yow da ngay waxtaan da ngay gindi nit ñi ci tarixa bi pour ñu bañ a réer léegi yow delluwaatal ci waxtaan boobu nga démonter waxtaan bi pièce par pièce ne li mu wax amul mais dama ne nga indi ay preuve nag da nga koy dëggal ci yàqeen kenn waxul dëggeen di def ni ngay def parce que ni ngay def mooy màndarga ni naafiq di doxale mooy du dëgg ak sos kooku definu tegginu naafiq la parce que naafiq mooy doxalee noonu du indi mukk preuve ci li muy wax parce que yow indiwu benn preuve tikki ba mu ñëwee yow yaa ko waxal sa bopp yow da nga ni lim fi woote kenn mësu ko fi woote ci àddina waaye dolli ci teg ni li mu fi indi ci xam-xam kenn mësu ko fi indi ci àddina dolli ci loolu bu fekkee tu es honnête sax am nga tuuti honnêteté wax fi lu mu fi indi ci xam-xam kenn mësu ko fi indi li ci gën a yin la mën a siteel mais def na waxtaan ci maam Cheikh Umarul Fuutiyu demal ci àdduna gi indil ma waxtaan bu ñu toll ci maam Cheikh Umarul Fuutiyu demal nga génnee ko nga tegal ko ñu lay déglu ñu leen waxtaan bi kii def na ko demal nga indi ko def na waxtaan ci Maodo demal nga seet ñi mës waxtaan ci Maodo nga jël li ñuy waxtaan ci Maodo nga indi ni leen déglu leen lii ci Maodo demal nga seet waxtaan bi ñu def ci Serigne Babacar Sy ndax boo demee ci net bi lu ne waxtaan nañ ko ci Serigne Babacar Sy demal nga indi waxtaan woo xam ni toll na ni bi Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh def nga xam ne kenn ku ci nekk wax na sa xaqiiqa lan la kenn ku ci nekk wax na nan nga jokkoo ci lumière yonent bi alayhi salaatu wasalaam nan nga jokkoo ci lumière Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif ak ñaata ak nga dund ci lumière yooyu te xanaa kay nit bu amul sax xel nit bu amul sax intelligence war nga yëg ni mag ñi ba ñuy dund ci lumière yonent bi di dund ci lumière Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani boobu shahada xewul
ndax maam Cheikh Umarul Fuuti ba muy jox xilaafa gi maam Alfay ma yoro wele boobu amoon na ay njaboot boobu amoon na ay muqaddamam yoo xam ne moom moo leen formé mais pourquoi jox leen ko te ba mu koy jox maam Alfa ni ko na nga ko jox soxna sa na nga ko denc ba mu gane àdduna ñu jox ko ba Maodo ganeegul àdduna kon kay yow taalibe bi war na posé wu question laaj mais kon xilaafa gi fan lañ koy joxe ak kañ lañ ko joxe Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ba ko Maodo di jox xilaafa gi en 1922 ca ba ñu koy xam boog laa wax ca bañ koy xam en 1922 ndax ba muy toog ci xilaafa gi boobu 1900 xewul waaye boobu fekk na ay mag yoo xam ni Maodo leen defar ay mag yoo xam ne ñoo magoon Cheikh Al Khalifa ndax boobu Cheikh Al Khalifa 37 ans la am boobu 37 ans la am kon kay war nañu interroger wu laaj kon xilaafa gi fan lañ koy joxe ak nan lañ koy joxe ñan ñoo ko séq ñan ñoo ko séq beneen bi yaa ngi wax ci waxu imaam al mahdi boobu dum ci sore boobu dum ci sore ndax loolu du lu ñuy woote loolu li dëggal boppam la te loolu yàggatul ñaanal yàlla yow fekkee waaw ñaanal yàlla fekkee am na loo xam ne duñ ci sore su la neexee weddil su la neexee mais li may dénk rek li may dénk ñi nga xam ne ñu ngi suivre li may dénk li nga xam ne ñu ngi lay suivre yow nañu delluwaat ci lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ci wàllu imaam al mahdi waaye itam ñu dellu déglu ji Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Chérif parce que ñun ñi bokk ci Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Chérif waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi koy taataanee ci géeju Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Chérif ndax mooy xatmiyaam waaw ñun duñu dem rek tàbbi ci addis fële di jàng waaye dañu koy leerloo ci lumière Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani nga xam ne mooy xatmiya yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan la Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani wax ci lu jëm ci imaam al mahdi wax ni dana feeñ te bu feeñee ci suñu tariqa lay bokk kon kooku déjà benn argument la boo xam ne ci lay seetaan na ko garder mu dem gëstu ji naka garder mu dem gëstu ji léegi soo mënul jot sax ci waxu Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Chérif léegi dul waxu Maodo pourtant Maodo moo bind wax ni imaam al mahdi dana feeñ ci aaxiru zaman te xanaa bokk kenn du wax ni nekkulu ci aaxiru zaman bañ nag ba yow da nga def sa émission tuddee ko aaxiru zaman kon amatul kenn kuy laam-laamee ni ñoo ngi ci aaxiru zaman te Maodo nee na dina feeñ ci aaxiru zaman te bu feeñ ci tariqa bi lay bokk yooyu déjà pour ñi lay déglu laa wax ñi lay déglu man domaine boobu du mu ci sore parce que loolu lu ñëpp di teg seen i gët la mi ngi ci kanam loolu man du mu ci sax sore ndax du lu ñuy woote kooku lu ñuy dëggal la waaw lu ñuy prouver la waaw te dañ koy prouver étape par étape waaw parce que amul yow ak ku mel ni yow ak ku la ëpp martaba ak borom yi wilaaya koo xam ne mën na dox ci diggante Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh doxal mission ba 2075 yow ñaanal yàlla dund ba fekkee ko am na ñu fi toogoon wax ni de nan ko may rek nan ko may fii ki at fii ki weer am na ñu fi waxoon loolu te bañ koy wax ëpp na ñetti at te ba muy wooti xilaafa Seydi Ahmad Tijani 97 la ba léegi ça fait combien d'années te mag ñi wax nañu kenn mënul wooti xilaafa Seydi Ahmad Tijani rawatina nga ne fii nuurul axasam di dund ñetti fan ci kaw suuf waaw parce que boo wooti xilaafa Seydi Ahmad Tijani rawatina fii nuurul axasam mais lépp lu yàlla bind dafa lay nangul lépp lu yàlla bind dafa lay jublu lépp lu yàlla bind loolu lépp nag du ñu ñëw di jublu ci koo xam ne nag wax dëgg yàlla mais yorul xaqiiqa bi xanaa kay lépp du jublu koo xam ne yorul xaqiiqa bi ñoom ñu toog di ko seetaan muy dund ci kaw suuf si di wax lu ko neex te mag ñi seen martaba des fi di fadde kon nag li may bàyyil pour bàyyi wax ji ba ñu gudd ndeysaan di ko bàyyil ñi nga xam ni dañuy suivre Makhtar Sarr man ñoom lay waxal dama bëgg ñëw wax laajal ma Makhtar Sarr bu dee nitu xam-xam la nañ ko laaj moom Makhtar Sarr dafa ni màkk la xewee màkk la koy waxee léegi dama koy laaj la xewee màkk bëri na exemple bi ñu ko ciy jox arafa pourquoi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni xaj mooy arafa lan mooy xew ca arafa ci wàllu lumière
lan mooy xew ca arafa ci wàllu lumière te muy xew ci wàllu baatin lan moo fay xew ba tax yonent bi ne xaj mooy arafa lan moo fay xew laaj leen ko moom su leen ci mënul tontu dikk leen ci ñun waaw laaj leen ko bu jëmm ji day tawaaf koo xam ne dañ ko nangul xajam buy tawaaf moom nan lay tawaafam di mel waaw nan la yàlla di organiser ki nga xam ne ma ngay tawaaf di wër kaaba gi nan la yàlla di organiser tawaafu kookule na leen ko wax su ko xamul ngeen ñëw laaj na ko na leen wax safa ak marwa ka nga xam ni yàlla nangul na ko ajam buy safa ak marwa di ko dox nan la yàlla di organiser safa ak marwa moom su leen ci mënul tontu ñëw leen ngeen laaj na ko buy sànni jamra aji ki nga xam ne nangul nañ ko ajam yan réalité lumière la yàlla organiser lee kooku nga xam ne ma ngay sànni jamra bu leen ci mënul tontu ngeen ñëw ngeen laaj na ko laaj leen Makhtar Sarr moomu ni ko yonent yi yàlla bind na wax nañ ni bind na 124 000 yonent mais 124 000 yonent ñoom ñëpp dañuy wax rek ni yonent am na nubuwa la ñuy cëralee yonent moom la ñuy wax ni moom la ñuy cëralee yonent ñi ni wilaaya moom la ñuy cëralee nitu yàlla yi léegi moom laaj leen ko moom Makhtar Sarr yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ban xeetu nubuwa lan ko distingué moom parce que yonent bi du niroog lenn kenn yonent bi c'est l'exception kon du niroog lenn waaw yàlla du ko jox mukk mbir moo xam ne da ko jox en même temps keneen yonent bi il est l'exception kon léegi moom nañu wax bu dee am na xam-xam et puis bu dee bëgg ngeen mu dimbali leen ci wàllu lumière na leen wax yonent bi ci ban xeetu nubuwa la ko yàlla distingué waaye itam na leen wax ne yeneen yonent yi ñoom itam ci yeneen xeetu nubuwa la leen yàlla distingué waaye itam na leen wax ni nan la Mawlaaya Cheikh Ahmad Tijaani nekkee ci diggante nubuwa bi yonent bi làq ak nubuwa bi wëllu yuy làq moom na leen wax moom Makhtar Sarr bu dee am na xam-xam te itam bëgg ngeen dund lumière ci ñi nga xam ne bëgg nañ dund lumière na leen wax moom Makhtar Sarr ni leen ci ban nubuwa la yàlla distingué yonent bi ci ban nubuwa la yàlla distingué yeneen yonent yi ak ci yeneen nitu yàlla yi ak Mawlaaya Cheikh Ahmad Tijaani Chérif moom nan lay trôner ci diggante yooyu nan la ci nekki moom Mawlaaya Cheikh Ahmad Tijaani Chérif na leen ko wax beneen bi Maodo wax na ni ñëpp dégg nañ ko Maodo wax na ni yawmal qiyaam su yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxawee Seydina Aboubacar taxaw Seydina Omar taxaw Seydina Ousmane taxaw Seydina Aliyun taxaw nee na cheikh yi suma sëriñ waaye man maa leen di juróomeel wax jooju na ko firi parce que il faut que taalib bi xam kon ana cheikh parce que foofu fu la ko waxee rek automatiquement war nga interroger wu kon fan la cheikh nekk na leen indil lumière ci loolu waaw na leen indil lumière ci loolu waaw beneen bi mooy moom Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh jàngale na juróom-ñaari suuf jàngale na juróom-ñaari asamaan te lenn lu ci nekk di réalité buy dellu ci wàllu xaqiqa jàngale na baytil maamuur jàngale na diwaanu qiraa jàngale na xadaratul ilaahiya tey benn bu ci nekk di dellu ci wàllu lumière di dellu ci wàllu xaqiqa léegi bu dee yéen ñi koy déglu lay waxal bu dee da ngeen bëgg tëbb ci wàllu lumière léegi wax leen ko moom yooyu bu ko weddee ni moom li mu Mawlaay Seydi Mouhamed Cheikh wax nekkul moom na ko jàngale kéem yéen li leen mën a doy ci seen ruux ndax ngeen dund lumière bu dee bëgg ngeen dund lumière su dee mënu leen ko jàngal bis bi ngeen toogee di ko déglu yéen a ngi fooyee seen ruux te du leen ko jàngal abadan ndax ku sore lumière la ku sore tegginu mag ñi la ku bokk ci iblis la ku njabootoo ci iblis la moom Makhtar Sarr te du leen ko jàngal nag abadan te li mu mënee loolu rek lay defee te li mu mënee mooy di wër di def émission boobu nga xam ni tekkiwul dara ndax boroom xam-xam yu tedd yépp ñoo ngi leen wër ñuy jàngale lumière ndax aaxiru zaman jamono lëndëm la jamono lëndëm nag bu ñëwee xaqiiqa yi dafay changer te xaqiiqa yi mooy ruux yi li ruux yi maroon ci wàllu lumière lan leen di nàndal ci aaxiru zaman ci dayoog leer ba ruux yi mën dund ci aaxiru zaman parce que aaxiru zaman ruux yi li leen ci mën dimbali rek mooy ñu dund lumière
te bu dee Makhtar Sarr moom ngeen yaakaar yéen ñi koy déglu pour dund lumière ba xam ni kon dóor ngeen seen loxo ci ëkk, ndax ku sore leer la du leen ko jàngal abadan. kon nag ma bëgg rek fu may daanalee wax ji mooy nit ñi ñu bàyyiwaat seen xel ñiy dem ci internet bi. kenn ku ci nekk yàlla jox na la xel ak intelligence boo xam ni waroo seetaan mukk des gens yoo xam ni ci kuréelu iblis lañ bokk, ñoo xam ni amuñu benn lumière, amuñu teggin, ñuy fooye sa roox. doo fekk ñoo xam ni ils n'ont aucune sagesse, ils n'ont aucune intelligence, ils ne sont dans aucune lumière, ñoo xam ni on les a réalisés dans l'obscurité la plus totale. ngay toog di leen déglu ñuy wax ci wàllu xam-xam ngay dégg. bu dee da nga bëgg dund ci lumière tariqa Seydi Ahmad Tijani jàppal ne du Makhtar Sarr mooy sa waay. bu dee da nga bëgg xam dëgg réalité yiy dox ci zaman na nga jàpp ni du Makhtar Sarr ci du ci moom nga koy jëlee, ndax kooku kuréel bi mu bokk dëggal na boppam ci kuréel boobu. ndax kuréel bi mu bokk mooy kuréel ba nga xam ni mooy nit ñi nga xam ne dañoo alku, mooy ñooy wër nitu yàlla yi. fu ñu dégg ni nitu yàlla am na fa ñoom ñooy ràngoo ñoom ñooy ràngoo lu kenn ñemewul ràngoo dem di leen ŋàññ, di leen saaga ak di leen sosal. waaye loolu nag diir muy yàgg di ko def alkandeem lay dëggal ci kaw suuf, parce que yàlla balaa muy alak doomu aadama il faut mu jox la firnde yi ngay dem ba yëgal sa bopp yow ci xàqul yàqin ni ko alku nga. ah da nga dem ba yëgal sa bopp ci firnde yu leer ñëpp yëg ko ni yow ko alku nga. te kooku am tuuti bachira xool la rek ak ni ngay biiñoo dana xam ne yow ko alku nga. kon fa tabarakallahu ñoo ngi jéggalu sax ci kàddu yu guddi yi ndeysaan, waaye bëggul laay biir rek mbokk ya nga xam ne ña ngay dem ci internet bi, ndax ñoom laay yërëm, yàlla xam na ko. ñoom laay yërëm. ñoom laay yërëm. te kii muy ŋàññ di Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh, képp koo xam ne yaa ngi koy déglu, képp koo xam ne yaa ngi koy déglu même bu doon benn waxtaanam nga déglu, daa araamal déglu ku mel ni Makhtar Sarr. daa araamal ci sa dund déglu ku mel ni Makhtar Sarr. waaw ndax daa yëg ni kon ndeke yow yaa ngi woon ci lëndëm ngoo xam ni yàlla dimbali na la sax ba nga jotee ci leer, yàlla dimbali na la. te nag li mu koy mujj bàyyil moom Makhtar Sarr mooy Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh dafa jox ñëpp rendez-vous ba 2075. léegi yow joxal rendez-vous ña ngay waxal ne yow itam di nga dund ba 2075 topp ko fa mu waxee nga wax fa mu demee tournée nga dem fa tournée, bu demee États-Unis nga dem États-Unis yow it wax la même chose. kon nag lii la ñu bëggoon indil mbokk yi, di jéggalu ci guddal bi, di delluwaat di yeesal suñu taalibe, suñu tarbiya ak suñu teggin ci keppaar suñu kilifa di Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh, di ziyaare waa xadara bi yëpp ci kalimatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.